li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna. Association des opérateurs pour le développement de Touba di kuréel goo xam ne dañuy yëngatu ci wàllum gerte gi ginnaaw ziar boo xam ne amal nañ ko ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir bam ñaanal leen ci li nga xam ne moo jëm ci campagne de commercialisation de l'arachide bi nga xam ne moom la ñuy dugg. ñoom nag waa ADOPT amal nañ benn séminaire boo xam ne ci Touba Mbacké dajale mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci secteur gerte gi càmbaraat doon xool mbooleem li nga xam ne moo jëm ci bilan bañ taxawalee ADOPT ba léegi. xool li nga xam ne moo jëm ci seeni jafe-jafe ci li nga xam ne moom la ñu yëngatu muy secteuru gerte gi waaye tëral tamit ay perspectives maanaam fi nga xam ne fa lañ fas yéene teg seen tànk lépp jëm rek ci li nga xam ne moo di seen liggéey ak secteur bi nga xam ne moom la ñuy yëngatu muy secteuru gerte gi lépp rek mën a jëm ca kanam. ci seen séminaire bi nga xam ne ñu ngi ko doon amalee ci Touba Mbacké am na kilifa yu bëree bëri yoo xam ne àddu nañ ci. bokk na ci développement bi gën a gaaw mooy ay industrie réew moo gis. booy industrie bi faible rek dina jafe lool bu jëm ca kanam kon ñi ngi liñ nam ma def ca kanam mooy secteur gerte bi ci boppam mu nekk ay industrie yu forte yoo xam ne nii dina mën a concurrencer bañ xam ko fépp ci àdduna bi rawatina nag wàllu arachide dafa mel ne fii lañ koy xaw a xeebee àgg nañ ci bu fi ay étranger ñëwul jënd gerte gi gerte dootul jar dara loolu nag état bi ñu ngi koy soññiwaat bu baax a baax mu gën a geesu loolu ba nga xam ne bu fi ay étranger ñëwut sax du tee gerte di dox di am njëriñ la mu war a am wala boog buñ ci dee exporté itam ab partie bu ndaw lay exporté waaye lañ des lépp réew mi dina ko jariñoo kon suñu vision ADOPT ci loolu mooy industrialisation kon loolu ñu ngi koy fàttali monsieur le sous-préfet bu baax a baax itam bokk na ci suñu ay vision itam mooy changer nii ñuy liggéey ci kenn ku nekk xam na ne li ma waxoon léegi fi mondialisation toll négociation yi war nañ ko xoolaat bu baax a baax te ànd ceeg état condition de vente yi pour répondre norme commerce international ak stockage ak conditionnement yooyu yëpp bokk na ci nuñ ko bëgg a améliorer ba tax na ñu am yéene yi defar lu mel ne espace boo xam ne Guèye wax na ko léegi ci Ndindi wala faneen fu ñu sëriñ bi tànnal ñu def fa espace boo xam ne dina mucc ayib ba mën a répondre bu baax a baax norme internationale yu jëm ci wàllu ni ñuy négocier ay contrat ni ñuy jaayante ni ñuy respecté clause yi nga xam ne mooy nekk ci contrat yi ak stockage yi ak yu mel noonu moo tax barab boobu jóg kon loolu bokk na ci dem ci vision bi li ñu koy tëjee ci gàttal ndax bëgguñoo tëjee waxtu wi bu baax a baax mooy ay conseils yi nag ñi muy jëm ñi ngi ciy njëkki mooy membre ADOPT yi ci boppam ak képp koo xam ne yaa ngi ci secteur bi di ci yëngatu mooy lan li ñuy wax système teg-teg yi moom dafa xew yi te ñun ñëpp ci lañ dox ñu baree bari ci ñun koo ci tudd ab contrat mu mel ne ku mu gis du ko wóolu am naxaatekat la loolu ñun ñëpp ci la ñuy dund kenn ku nekk gis na ne bu ngeen di jaayi gerte lu toll ne 40 tonnes nga def ko ci ab camion wuteeg moom Ndakaaru ci ab téléphone kese te amoo benn contrat amul benn engagement boo xam ne ki koy jënd ci yow def na ko yow soo yeggee mu yéeg ci kaw ubbi ay saakoom xool ba neex ko mu ne bëgguma nga nekk fay négocier ak moom loolu ku ne xam na ne ku nekk ku ci yëngu tamit la nga yëngu doon ci jëm kanam mukk kon nag sama mbokk yi jaaykati gerte yi nañ moytu li ñuy wax teg-teg yi te xam ne monde bi ci boppam moo weesu fi ñuy wax teg-teg yi contractualisation moo xew lépp loo xam ne dañ koy teg paiement yeeg lépp dafa war a formel di jaar ci ay canal yoo xam ne état bi ci boppam dina ci gis njariñ waaye lii ñuy def kenn xamul lu mu doon kon nag ñu ngi leen di conseiller bu baax a baax di leen soññi ne adduna bi moo weesu li ñuy wax système teg-teg yi koo waxal rek mën na la teg-teg yi loolu moom adduna bi weesu na ko ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mountakha Bachir di ko ñaanal yàlla ñu yàgg fi te am wér di nuyu Mouhamed Ndiaye président ADOPT di ko yóbbante nuyoo ci mboolem membre yi nga xam ne teew nañ ci salle bi ak ñi fi teewul di jël sama nuyoo di ko teg ci loxo monsieur le préfet ngir mu tegal ma ko ci délégation bu am solo bi nga xam ne teew nañ fi représentant monsieur le ministre de l'agriculture ak président association yi nga xam ne teew nañ fi ñoom itam maa ngi jël sama nuyoo di ko teg ci Modou Fall ngir mu tegal ma ko ci ñoom ñëpp damay wax en tant que présidente Raziat ma àndanteeg secrétaire général bu Raziat Ousmane Diakhaté ak président conseil d'administration
bu Rasiat SA Serigne Mbacké Lo, vice-président bu Rasiat Cheikh Diakhaté, chargé de communication bu Rasiat Serigne Mbacké Diouf, dendanteeg sama doom nii muy Serigne Bara Mbacké bu Serigne Cheikh Abdourahmane bu Serigne Cheikh Darou Rahmane mi nga xam ne moom mooy directeur Rasiat SA. Rasiat nag dafa bokk ak ADOP ndax tey Abdourahmane Fall mi nga xam ne vice-président Rasiat la bi ñu ñëwee moom lañu fekk moo ñu dalal nekk defe naa secrétaire général bu ADOP kon mun nañu wax ne que te membre Rasiat yu bëri bokk nañu ADOP am na ay membre ADOP yu bokk Rasiat kon mun nañu wax ne que ñaari association la yoo xam ne damay wax ne que ay seex lañu. Monsieur le Président, tey dama am mbégte ci teew gi ma teew ci jataay bi ak liggéey bu sell bi nga xam ne gis naa ko fii ci salle bi ndax comme ni ko préfet waxee weddi moom gis bokku ci ku seetaan vidéo yi ngeen def fii ak présentation bi xam ne Touba mi ngi dem ca kanam ñun nag Touba rek moo ñu ñor ndax li may faral di wax dëkk moom borom du ko yàq te man dama bokk ci borom dëkk bi kon nag lépp luy jëmale kanam Touba ak fépp fu mën a xewee ci biir Touba man damay jàpp ne ñooña man la ñuy liggéeyal kon dama leen a war a taxaw moo tax lii ma gis fii tey ci salle bi sama xel dafa dal ndax li ko sëñ Mountakha waxee rek Touba moom lépp loo xamante ne mi ngi fi borom ñaanoon na ko ci Matlabul Fawzayni kon ñun moom dañuy faral di wax ne que dañoo bëgg a bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal ñaanuk Serigne Touba googu ndax lu Serigne Touba ñaanoon la te danañ fi teg suñu bët waaye faaw nag suñu borom jaarale ko ci ay mbindeef yoo xamante ne ñooy doxal ñaan googu kon alhamdulilahi rabbil alamina ci liggéey bu sell bu rafet bii nga xam ne présenté ngeen ko fi léegi Mouhamed ñoo ngi lay beral cant ak ngërëm ndax xam nañ ne jiite yombut surtout jiite mbooloo moo xam ne ñëpp ay chef d'entreprise lañu waaye sa yar ak sa teggin ak sa taalibe wax dëgg yàlla mën na laa yóbbu fu sori ci liggéey bi foo xam ne fooguñu ko woon yàlla dafa dogal nag ren am lu spécial loo xam ne président de la république daf ko dugal ci biir Touba muy projet boo xam ne benn président boo xam ne boo ko fi jiitu woon mësu koo dugal ci Touba projet bu ñu toll muy partenariat bi nga xam ne dafa am entre Rasiat ak Sonacos ku nekk xam na ne Sonacos cette société la boo xam ne moo jiitu ci wàllum gerte ci Sénégal war a féete 100 ans déwén président ci liggéeyam bu rafet ak bëgg gi nga xam ne moom la bëgg yoonu murit mu wax ne moom bi mu gëstoo xam ne yoonu murit dafa yàgg ak gerte te boo xoolee secteuru arachidière bi depuis 1960 benn forme moo fi nekkoon boo xam ne toujours chaque année dañuy koy répéter rek di ko liggéey mooy opérateurs yi jënd gerte jox Sonacos wala ñu jënd gerte exporté moom nag mu xalaat ne comme Sénégal ci biir plan Sénégal émergent ñi ngi war a ñi ngi exporté chaque année ñi ngi importé 200 milliards ci huile mu ne kon jot na ñu réformer secteur boobu ci la créé benn plateforme 13 mars ñun ñu signé ci ñun huileries yi ak commerçant yi ak ñi nga xamante ne le ñooy yor raffinage bi ñu signé plateforme boobu nag ci lañ ñëwee Touba xool ñun ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu nal diwlin ñu ne mënuñoo nal diwlin gi te xolliwuñ ko te buñ ko xoolee dañ ko war a trier lii war a dem ci chocolat bi dem ci chocolat bi li nga xam ne dañ ko war a exporter ñu exporter ko li nga xam ne mooy demi-graine bi ñu war koo nal jox ko industriel yi ñu raffiner ko jaay ko ci biir réew mi bu ko defee loolu dafay daal di assainir cette filière arachidière bi bu ko defee loolu li muy jural sénégalais yi mooy dina créer ay emploi dina tax itam nag bor jeex ci mbay mi ndax bu fekkee nit ki bu bayee rek opérateur bi jënd ko teew indi trier ko jox ñiy segal ñooñu tam daal di koy nal industriel yi jël ko raffiner ko jaay ko commerçant yi bor day jeex ci filière bi loolu mooy bëgg-bëggu président loolu fi président dugal nag tax tey bu ñu doon liggéey 5 mois ci année bi ren ñu liggéey 12 mois sur 12 président xam la ne projet bii de dama koy testé Touba ndax lépp lu yëkkati nit yëkkati ci Sénégal te bëgg mu embarqué boo ko tàmbalee Touba Serigne Touba def ci barke su waa Touba réussir ma jàllale ko Kaolack jàllale ko fu mel ne Louga ak feneen ci biir réew mi may sant yàlla lool di sant sama collaborateurs yi ndax keroog bi may signé plateforme bi mu dem ci 60 milliards am na ñu ma doon xoolaat naan ma dangaa am fit waaye booba awma fit damaa xam ñi nga xam ne ñoom laa bokkal secteur bi di liggéey muy waa Touba seen am jom ak seen dëggu ak seenu jub moo tax ma signé ñeme woon a signé plateforme boobule
ñu démarré projet bi fii ak waa Rasiaat bi ñu liggéeyee 2 mois ñu liggéey ci lu dem ci 10 000 tonnes gerte yoo xam ne segal nañ ko fii ci Touba ma demandé mise en zéro ñu def liggéey bu rafet dem ba nekk à zéro ak Sonacos yore lu ñu benn bor Sonacos bi ñu noppee ci mise en zéro boobu ma ëlbatiku woo Mouhamed Ndiaye mu ñëw moom Modou Ndiaye ma ne leen damaa bëgg ñu def mise en zéro ak ADOP ndax li ñu fa dugal ci gerte bu ñu ko xoolee daanaka mën na 10 000 tonnes gerte xoot Mouhamed ne ma bisimilaay jaru woon sax nga ñuy tàgg ñu daal def mise en zéro boobu ñoom itam ñu def mise en zéro ak Sonacos benn doomu gerte dese luñ ko Sonacos defe naa bi ñu paree évaluation 5 tonnes lañu am yoo xam ne moo ñu différencié ak Sonacos ñu xam ne 5 tonnes yooyu xëy na erreur de péage la parce que 10 000 tonnes boo xoolee 5 tonnes erreur de péage la wala erreur la kon loolu ma ciy sant yàlla bu baax di leen sant di leen gërëm ndax man de mënuma xalaat laa am ak bëgg-bëgg ak fas yéene liggéeyal Serigne Touba jël liggéey bi teg ko ci seen loxo ngeen saytu ko saytu bu rafet teg ko ci yoon liggéey bu jub bu am solo boo xam ne président ci boppam nee na ma bari na ñoo xam ne interpellé nañ ma ne ma def nga erreur gerte gii nga dugal Touba doo ci am lu la neex mais nee na résultat bii ngeen ma wan góobu ko woon ne mën naa ko am ci diir bu gàtt ak liggéey bu sellee nii te tege ci yoon kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne man de seen Baay Faal laa rek boo xam ne damay sàkk ngërëmal sëñ Touba boole ma ak yéen ma fas yéene ànd ak yéen liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi doléance yi nga xam ne tey yéen wax ngeen ko fii dégg naa ko su ma jógee fii incha allah dana doon sama itte naa ci ànd ak monsieur le préfet ak ñi nga xam ne sëñ Bachir mii nga xam ne tey moo fi teewal xalifa général des Mourides dinañ ko ànd ak sëñ Abdou Karim mii nga xam ne sama sët la fas yéene naa cee ànd ak ñoom dinañ ci dox dinañ ci wax ba bu déwénee incha allah bu ñuy defaat anniversaire bii di ngeen toog fii sant ne doléance yi kat bu doon ñett la ñaari saafarawu na maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Modou Fall maa ngi lay sant bu baax di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. xam naa sax sëñ Abdou Karim soxna maam xarit seen kàddu rek doyoon na sëkk waaye kon jox nañ ko rek sànni ci doonte ñaari kàddu la di nuyu soxna maam xarit mi nga xam ne mooy suñu kilifa di nuyu itam monsieur le préfet di nuyu président Mouhamed Ndiaye nga xam ne ñoom ñoo waral bis bi tey di nuyu mboolem président organisation yi ñoom ñëpp di nuyu mboolem membre yi fi teew yëpp ci turu sëriñ bi nag waaye ginnaaw sama maam xarit yi rek dal na sëriñ bàyyi bi moom mooy rakk sëriñ bi kon mi ngi leen di jot li kàddu sëriñ bi di wax ne bis bi ngeen daje tey rafet na bu baax a baax am na ci mbégte bu baax nga xam ne sëñ Alaaji Fall wax na ko kon dina ñëw laal ko ko yëgal mu rafet ko bu baax a baax jàpp na ne lépp lu waaye def ci liggéey ci dëkk bi rek moom la ko defal rawat na la liggéey bu sell xanaa li mu doon wax sax gannaaw boobu rafetloo seen liggéey ak seen taxawaay bi ci doom bi ngeen am ci liggéeyu dëkk bi ci lépp nga defal ko seen tubaab loolu xam na seen taxawaay bu baax a baax kon képp ku ci nekk rek mel na ne moom nga ci nekk waxal na ko bopp sax def naa ci vidéo bi ñu doon seetaan tey wax ne yéen ay tànk yéen ay bëtam loolu lu leer nañ la kon dafay mel ne la mu waroon taxaw di woo waa marché bi di woo opérateur di wax ak ñoom kon dafay mel ne foofee mu waroon a féete rek yéen bu ngeen fa nekkee rek bu ngeen fa nekkee rek loolu mu leen wax mooy mel na ne yéen bu ngeen fa nekkee rek jërul muy waxati dara xam ngeen lan bëgg xam ngeen lan muy wax kon mën ngeen koo jot li ñëpp ñu dégg loola kon loolu rek moom mooy wax ja li ñu tegee tam mooy liggéeyu Touba nag dafa doon liggéey boo xam ne dafa war a wuute jamono yu ne ak yeneen liggéey yi maanaam ci wàllu sell ci wàllu rafetal ci wàllu am ci yërmande ñu mel noonu ñëpp dafa doon loo xam ne dëkk bi dëkk bu yërmande dëkk bu xéwal la kon mel na ne képp ku nekk liggéey rek war na caa gën a dugal ak sell boo xam ne bu doon feneen ak fii la war a gën a sell suñu borom dafa wax ne mooy bàkke laa xëy jeexal la woon ñu am ne yusal képp koo xam ne day liggéey ca bàyyi ca xel suñu borom baax a baax di ca di fexe na ko suñu borom bëggee bu defee ko noonu suñu borom bu koy wuutu ca liggéey ba képp koo xam ne mi ngi liggéey ca xam ne liggéey bi bàyyi na ca xel yàlla ñu tax yàlla mi ñu dund suñu borom koy dimbale ba liggéey boobu mën na caa bañ a am pertement mën na caa bañ a am
échec mën na caa bañ am dara loolu moom loolu dimbalu suñu borom la kon sëriñ bi daal ci loolu rek lay soññe di rafet di leen sant bu baax a baax a baax di rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen a ko suñ ci biir Touba ndax liggéey yëpp moom mënta ñàkk ñaar ak fi nekk liggéey jaamu yàlla moom war nañ xam ne kon bu ngeen nekk kon ni nga xam ne def nañ ko ca xam ne Touba itam lu am fu ne dafa war a am kon ni sëñ Abdou Karim wax léegi rek mbir liggéey dafa war a tënk ci li nga xam ne moom la état bi tëral ndax bu dul loolu rek ay coono lay mujj gën a gudd ndax boo liggéey boo xam ne da ngay dem ak sa bopp rek yóbbu sa camion gerte dem ba Dakar ñu am luñ la ci wax loo xam ne mënoo ko nga wëlbatikuwaat dëppaat yàq sa carburant ak sa coono ak yooyu yëpp te loolu kon bu tegee bu tënkoo ci lu mel ne organisme yi ci lay gën a noppalee waaw kon daal nii ñu ko defee rek moo gën ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax xam naa dañoo mënutoon a yëkkati doonte ñaari kàddu la ci turu sëriñ bi waaye li soxna maamu xëri wax doon sëkk li sëñ Abdou Karim leeral ak vidéo bi ngeen seetaan te doon sëkk kon ñu ngi baal wax ñëpp te delluwaat li nga xam ne moom la sëñ Abdou wax itam soxna maamu xëri wax ko muy li nga xam ne moom la ñuy sàkku ci sëriñ bi loolu incha allah saa bu ñu jubloo rek sëriñ bi moom yéen rek la fi nekkal saa bu ñu jubloo ñu ko soxna maamu xëri waxee dinañ mën a am dox lépp bu ngeen ko bëggee rek dana jàppale noonu incha allah mooy terrain boo xam ne dañuy association bi dana ko am loolu dana mën a jàpp bu baax a baax ci sëriñ bi baax na jërë ngeen jëf. lay delloo siyaar man la Mouhamed Ndiaye di président adopté mi ngi signifié association des opérateurs pour le développement économique di ay ndaw yu nekk Touba di yëngu ci acteur filière bu arachide. bilan bi li ko waral tey séminaire la comme danoo judd di ndaw di yëngu ñu dem ba gis ni natt suñu bopp ni laaj na jamono fi mu toll tey ñu organisé wu doon mbooloo. waaw loolu moom am na ndax dox nañ ci ay at fekk suñu bàyyi ci filière bi ak suñu mag gis nañ ni somme yan yoroon di ko liggéeyee ñun fi mu ne tey ñoo nëpp capital avancement yi des na li monsieur le sous-préfet wax léegi rek golo di bay baabun dundee loolu lañ bañ ñu gis ni kon ku tegul ci yoon it bis day ñëw nga tegu ci yoon. waaw loolu ñu ngi ci ndax barki démb rek développé nañ ab somme bu mag dem siyaare xalif général de Mouride jàppale Touba sa kanam ànd ak ñoom dem ci porte-parole bi Cheikh Bass loolu nag liggéey bi moo ko waral. comme moom it mi ngi doon génn ndax invité na fi salon agriculture pay dem nañ fi siin ci ay partenaires yooyu itam woo nañ leen ñi ngi ñëw te lépp développement économique Sénégal moo ko waral. waaw suñu digganteeg Sonacos moom mooy ndey huiliers yi ndax moo fi jiitu comme ni ko président FENAPS waxee Modou Fall dafay yàgg mooy suñu premier partenaire ñi ngi doon liggéey ak moom nag di ko livré karo usine jël suñu alal di ko jox foofu nag des fois ñu jël ko joxe ko mu def ab temps lool. maanaam norme yi ñu diggante woon ci engagement contrat yi duñ ko respecté waaye teewut ñu ngi jaajëfal DC bi Pape Dieng ndax mënoo dem bàyyi ko mu dem bàyyi no Sonacos mooy suñ ndey ci huiliers yi au contraire moom moo nu amel bor doonte mu néew mu bari tuuti xam naa sax am na fu taux bi àggoon mais fi ne wàññeeku na ba daanaka amatul solo. loolu ñu ngi ciy dox xëy na comme lox rek gone moom bu juddoo rek dox bi du gaaw waaye tey daa benn solution feeñ na ci côté boobu. xaalis bi ni ñu koy consommé ak liquide yi nga xam ne tey bu nit ñëwoon tey nga jaay la nga war ko fay sec xamul luy sec du ko nangoo jël loolu problème la waaye nag gis na ni solution mi ngi feeñ ndax banque bi ëpp luy jëflanteel muy CNCAS Touré wax na ni ñu ngi préparer site boo xam ne dañu gën a jege pour ñu mën a gën a invité loolu. campagne bu bees bi jotagun prix fixe bi mais bu weesu 210 la ko fixé woon ñu gis ni Touba marché noir bi pëcc xoo gi ndax huilier bi ni ñu def lay def day jël xaalis ci banque bi di liggéey pour am recette ñu dañuy jël xaalis di ko liggéey su tegee marché am 14 francs teg ay frais mu taxaw 237,5 ñun suñu yokkee it war naa mën a am fa mu yem mais pas ñuy huilier ba dul mën a am dara ci liy liggéey. li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna